ñu ne saakub supame ma nga fay jar juróomi téeméer lu weesu supame tamaate yomb na fa lool ak carotte dem na sax bay nëpp ci seeni loxo ñoom ña ko bay ndax gisuñu ku ñëw di ko jënd si. wàllu tàggat yaram des na ko waxtaane ak juróomeelu bëccëg éliminatoire CAN 2022 ci groupe I bi Sénégal nekk groupe 1 bi kon ñu jàpp ne Sénégal tey bi muy football ak Congo Brazzaville ndam demul dikkul kenn dugalul sa morom dara. wàllu aada ak cosaan tey daañu waxtaane ci xibaaru timis yi école nationale William Ponty. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru timis yi ak lawoon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay groupe étudiants yoo fa doon jàppante loolee nag waa COUD di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru àdduna ñu jëme ci di ko ñaawlu bay xam leen ne jàmm dellu si na fa te it jël nañu seen i matuwaay ngir lu mel ne loolee dootu fa amati Mamadou Fall ciy leeral. Que à l'heure où nous vous parlons, il y a un climat de paix qui règne à l'université. Un climat que nous devons consolider parce que nous sommes entre concitoyens, nous sommes. jamono ji gis ngeen ni jàmm dellu si na ci université bi ñun ñëpp ay sénégalais lañu amuñu benn intérêt ci conflit yi nga xamante ni yu mel ni yi ngeen fi dégg. ba tax na nag ñun COUD ñu jàpp ne rek njaboot lañu ñun ñoo njabootee étudiants yi. ñoo leen di héberger di leen dundal ñuy woote jàmm joojee nag la ñu bëgg mu sax yéen ñi ne ci biir université bi nemmeeku ngeen ni ci suba ba léegi déggu leen fi benn coow te amul dara loo xamante ni xew na fi wàllu étudiant nag moo demee ni mel ndaxte fu ay nit daje foog mu am li nga xamante ni moo di ay jàppante waaye jàppante yooyee du li ngeen di xalaat ci wàllu ethnie. Des jeunes étudiants. ba tax na COUD nag dana jël mboole matuwaay condition yi nga xamante ni rek danañ ko teg ngir kon fexe ba jàmm sax fi dellu si fi te étudiants yi itam nekk ci jàmm ndax loolu suñu rôle. mais aussi dans le milieu universitaire de façon particulière nous ne voulons pas en tant que des gens qui connaissent le milieu universitaire nous ne voulons pas tenir certains discours. jégalu bu baax a baax doon Mamadou Fall waaye Khalifa Diagne la di directeur adjoint bu COUD centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru ñeneen ñu àddu jëmee ci moom la mbir moo di association union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal naqar la nañu loolee xew démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñaawlu it lu aju ci lii fi jugee ci xeet yu bokkul ñu ne lu aju ci mbiri xeet ak i waaso bu ñu ci teelu te jëli matuwaay dakkal li ñu ciy xewal mën naa jur musiba ci mim réew tey ji la ki nga xamante ne ji moom mooy Thierno Niang mi ameek seen kàddu ne woon ganu info du matin ñu déglu ko ak Chérif Dia. lu mu sa am loo xamante ni xalaatuñu woon boo fëggoon maam yi ñu ne séeréer ak joolaay ñu ngi reyante duñ ko gëm ndax bàyyi wuñ ko fi te yare wuñ ñu ko dañoo yare ñu jàppante bëggante fonkante te kalante loolu ci la jàmm nekk te lu dul jàmm ko gën jàmm ne nañ ci la lépp xaj donc li am université moom duñ rafetluwuñ ko dañ koy ñaawlu te képp koo xamante ni sénégalais la buggu réew mi ak buggu jàmm réew mi da nga ko ñaawlu te da nga ci dox nag ñun ñii dinañ ci dox ndax danañ fexe ba jàmm ja amoon ca université surtout diggante waaso yi diggante xeet yi diggante diine bi loolu dellu siwaat parce que fu ñu waree jàngee dafa laaj xel yi dal dafa laaj yëf yi set dafa laaj ay conditions yoo xamante ni bu amut njàng ak njàngale du mën a am. coow loolee amoon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci ni ñu ko waxee mi ngi tukkee ci coowal jinante sàcc waaye ak lu ci mën di am professeur Cheikh Ibrahima Niang di gëstukat doon nit koo xamante ne ji daal ab anthropologue la gis na ne li am ci réew mi mu di kalante gi ak lu ni mel bis bu fi jógee dundin wi dana xaw a gën a doy waar moo tax nuñ ko mën a sàmmee rek mooy li war rawatina nag foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Maymuna Njaay Yuusu Baro ndongo laa ci daara ju kawe ja
moom Mohamed nee na démb li xewoon université kenn du ko nettali moo ko fekkee ni ko nit ñi xalaatee nee na moom demeewul noonu. dama see am benn jàngat am na koo xam ne ñoo bokkoon chambre tey bi ñu yeewoo dañoo yëg ne police ñëwoon na fi pour régler problème bi mu ne problème bi c'était entre Joola et séeréer te moom séeréer la mu ne ko ginnaaw yoo Joola nga man bàyyee naa la sama part waaye loolu war na ne cousinage à plaisanterie bi mu ngi fi woon bu yàgg. kalante dafa mës a nekk ci suñu aada ndongo yi nekk ci daara ju kawe ji xam nañ ci dara. loolu du yàq ambiance bi ndax ñun ñii am na suñu classe ñoo xam ne ay séeréer lañ dañuy tooñante genre loolu du ko yàq peut-être ñoom seen philosophie ñoom peut-être dañoo am problème seen biir mais du problème ay genre séeréer ak kii mun na tombe rek. professeur Cheikh Ibrahima Niang moom neneen la ko gisee. boo demee ba nga xam ne parenté à plaisanterie boobu lay xeex dal nekk na ci diggante nit ñi te fajuñu ko non seulement dañ ko war a arrêter léegi parce que dafay law ay du yem ci boppay borom mën na law nit ñi am ay def ay bloc boo xamee ne arrêté loo ko fii dafay tax institution bi ci boppam sax c'est-à-dire kalante bi nuñ ko fonke woon dootuñu ko fonk léegi buñ ko fonkul dafay tax loolu kalante bi doomu aar di la aar ci xeex yi ak violence boobule loolu kalante bi dootu la aar ci loolu. violence bi nag ci kàddu gëstukat bi buñ ci jugul dina yàq lu bari. nga jël ku sant Fall wala ku sant Ñang wala séeréer beeg joolaa beeg yooyu da ngay gis ne bu amee histoire seen diggante nga am benn xale boo xam ne dafa tooñ benn xale séeréer dem tooñ benn xale Haalpulaar wala joola di nga gis ñu ne ko yow mi tooñ yow mi dóor wala yow mi gaañ gaawantul nga dem baalu wax gaawantul nga dem dañuy génnee sarax sax pour éviter loolu mun amaat encore dañ koy for léegi kooku ñu tooñ ci boppam sax kooku ñu tooñ lay wax de dañuy wax tamit ne demal nga baalu ak parce que yow yaa def lu mu la dóore bien que justifié wuñu loolu donc dañuy jéggalante ñaari côté yooyu. leneen loo xam ni mën naa indi saafara ci kàddu borom xam-xam bi mooy ñu indiwaat fi béréb yi nga xam ni ndaw yi dañ fay dajaloo di waxtaan di sottante xalaat bu ko defee duñu am jotu di xiiroo wala ŋaayoo. mouvement de défense de la démocratie di M2D tey jii amal nañu ab janook taskatu xabaar yi dañu ko gonte fa la ñu xamle ne lu aju ci li xew ci réew mi tukkee ci xeet ak i waaso loxob nguur gi nekk fi moo jugu ci kon moo nekk ci ginnaaw di xam ba ñu koy def yemuñu ci ne xamle nañu ne daal lu toll ci fukki million ak juróom-ñaar jot nañu ko dajale ngir ñu jële woon i gaañu ci manifesté yi toll ci juróom-ñett fukk ak ñaar ñu fexe nuñ leen faje yemuñ ci ne ñoo ngi sàkk kon ñu wéyal ndajaleem koppar yi ngir mën a jàppale askan wi ci opération boo xamante ne ñu ngi ko tuddee ndàmpaayu askan wi loolee jagleel ko ñi nga xamante ne ji seen mbokk dañoo lor woon ci manifester yi ni ma ko waxee tey ji la ñu doon amal ab janook taskatu xabaar yi ñoom waa M2D dellu si nañ ci élection locale yi nga xam ne ñoo ngi jibal xalaatu dàq ko ba jëmee jamono ñoom nee nañu ànduñu ci benn yoon des na ci dellu si ak yéen ci suñu yeneen jotaayu xibaar feneen fu sagar di xeeñ moo di ca télévision nationale di RTS tey ji ci suba liggéeykat ya fa bokk ci syndicat gi di SYNPICS ak SYNTES ñu xëy amal ab toogaanu ñaxtu ak di xultu njiital kër ga di directeur général ba la ñu bëgg mu daal di signé kon ab accord diggam ak entreprise bi waaye te di ñaawlu anam yi nga xamante ne ji noonu la ñu yore kër ga nee nañu daal lu aju ci ñeenti at a ngi mu retraité waroon dem retraité ba léegi ma nga fa leneen lu fa am mooy ñoo xamante ne ji ñoom ànduñu ci manifester yi ñoom it wane nañu seen bopp foofee ca RTS Alhassane Ba ciy leeral. ab personnel bi nga xamante ni dafa mere lool kii di directeur général bu RTS di Racine Tall. Nous voulons notre accord, nous voulons notre accord, nous voulons l'accord, nous voulons. agent yi nga xamante ni ñu ngi bokk ci SYNPICS ak CNTS di sàkku ci DG bu RTS mu signé lu ñuy duppee accord d'entreprise. dañoo jógee assemblée générale bu yàggul dara biñ fa jógee base bi mandaté ñu pour ñu négocier ak direction générale directeur général nag dañ doon négocier ak moom suñu accord d'entreprise. ba mu des ñaari point bu ñu ci yegg see nag mi ne moom xool na ba xool daal waaye ñaari point yooyu moom du ci yëngatu yotaa ñu ne ko waa booy négocier ak nit am leen lu fi nekkoon jubóo wale nañ ci bàyyi loolu mu bañ ba tëdd ci naaj loolu nag le travailleur yi génn
métti lu ko parce que nag mënuñoo comprendre mu nekk fi 4 ans durant waxuñu ko dara bàyyi ko muy gérer kër gi lu mu ko neexee dara desul lu dul signé suñu accord mu bañ duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëpp waaw loolu daal moo doon suñu ñaxtu dem na retraite depuis 4 ans. ci wet gi yeneen liggéeykat yu RTS yu compte manifester ñoom ñi gën a jege directeur général bi di sàkku ñu taxawal ab assemblée générale yeesalaat banxaasu syndicat bi. boo xoolee bu baax Sénégal c'est à RTS li muy agent RTS li muy fayeeku ci salaire beneen service public amu ko affaire de convention la ñuy wax pour lu ñu koy waxatee sax seen clause de mobilité des choses comme ça c'est pas le débat l'accord de principe boobu du débat bi xam nga mooy lan nañu renouveler bureau SYNPICS le renouvellement du bureau du SYNPICS c'est ce que nous réclamons en point c'est tout. nee nañ suñu mandat jeex na depuis 2 ans négociation yi commencé na depuis 2 ans kon ñun bi ñu commencé négociation xanaa kon mandat amul woon waaw léegi doo dem ba war a signé muy indi ay tappale monté ay xale yoo xam ne n'ont rien compris ñëw di indi ay xeex ak ay xuloo di jamante ay paaka ñu ne di dugg ci ñun nag duñu ay ragal 3 personnes mënuñu téye 100 personnes. RTS di dund jamono ji situation bu jaxasoo ab bras de fer diggante directeur général bi ak benn pàcc ci personnel syndical bi ñoom ñi le sax ñu ngi jox ultimatum 72 heures moom Racine Talla mu daal di signer accord d'entreprise bi te amul benn condition biñ ciy teg. Abdoulaye Ndoye secrétaire général bu CUSEMS amal ab tournée ca diwaanu Sédhiou yëkkati fay kàddu di sàkku ci déggoo gi nga xam ne doxoon na seen digg gouvernement bi fanweeri fan ci weeru avril atum 2018 ñu daal di koy jëfee leneen lu mu ñaawul moo di yeex gi nga xam ne nimmiku nañu ko ci liggéey beeg ni muy doxe ñu déglu ko moom Abdoulaye Ndoye ci micro Bakary Konté. suñuy revendication gis nañu yeexaay yi ñu ne lenteur administrative ministre de la fonction publique toog na fi ay weer presque fukki weer signéwul ay acte signéwul acte d'intégration signéwul acte de validation signéwul acte d'avancement signéwul acte de radiation boo ko wooyee doo ko jot di recevoir kenn te ñun bind nañu lettre d'alerte jox ko gouvernement bi jox ko ministre yëpp mais lu ñu jaaxal mooy dañu def conférence de presse ne comme moom mënatul signer suñuy acte nañ ñu indil ministre boo xam ne day nangu signer si la génn signer fukki junne ak benn acte ci ñetti fan mais xam nga loolu lu doy waaral loolu mooy kon dëggal nga jàngalekat yi lépp lu ñu doon wax ñuy wax ni nag du ñu nangooti acte di yàgg ci circuit bi kon acte bu yàggee ñoom la neex parce que wane na ni tey bu bëggee acte bi gaaw bu bëggee mu yeex loolu duñ ko nangooti ñaareel bi nee na xaw ma fay nañu ñaata milliards rappel ñu koy wax ni loolu du domaine am moom ministre de la fonction publique la lu ñu koy wax mooy na lijjante acte yi na signer acte yi na respecté jàngalekat yi jox leen seen cër parce que moom jàngalekat la problème rappel ministre des finances la moom tam ñu ngi koy woo na fay rappel yi moomu tamit ba tey ñi nangoowul toog ak jàngalekat yi loolu na ko fexe fay rappel yi te na gaaw lenteur yi dafa doy waar te nañu dakkal surimposition bi loolu tamit ñu ngi koy wax. diwaanu Ngadiaga te ni gaas ya fa tàkkoon ñetti weer boobay ba léegi ñuy fexe nuñ leen faye mënuñoo fexe ba mu fay mujj naa fay la ko fay nag jógewul bitim réew expertise locale di ñu nekk fii ci réew di yëngu ñoom ñoo def seen i pexe ke mati ba mën koo fay donte sax gis nañ ne gaz ba moom am na fenn fu muy faral di seen nee nañu daal nañ ci dolli jël ay matuwaay ngir lu ni mel bañ a amati Fat Bintou Konté Pape Sangone Mbaye. ci fan yu ñu wees kenn xalaatul woon ni lii nga xam ne moom moo di lakk gaz bi am ci Ngadiaga mënoon nañ koo fay. li ñu jaaxaloon mooy luy tàkk te ñu ne li koy taal gaz la mu ngi génn ba léegi ñu toog ñetti weer yëf yi di tàkk rek ñu dem sur place li ñu gën a yéem mooy amul benn activité de surface boo xam ne nii fekk nañu ko fa dañoo fekk rek gendarme yu taxaw di garder luy tàkk mu jaaxal ñu trop. mu di lakk gu metti goo xam ne ci 19 décembre bi la tàmbali woon boobu ba tey ñetti weer mënuñu woon fexe ba fay gile lakk. bi autorité ne dans fukki fan ak juróom daañu ko fay waxoon naa ci seen micro bi ne duñ ko fay fekk fukki fan ak juróom parce que mënut a nekk parce que dafa façon lakk gi déjà ñu ngi koy soog a gis Sénégal dafay jéggi dayoo yombut a fay dafay laaj ay jumtuwaay yu wér ak expertise bu am solo pour mën ci dikk donc loolu dajale guñ ko woon donc ba nga xamee ne loolu dajoogul woon donc te mënut a woon a daje ci fukki fan ak juróom yi donc mënuñu ko woon a fay ci fukki fan ak juróom yooyu.
mais nag ñuy rafetlu li nga xam ne moom moo di suñu expertise locale ndax Sénégalais yi ñoom ñoo ko mujj fay bu fekkee ni sax nguur gi ca njëlbeen ba dafa dawoon jëli ji benn groupe de service pétrolier américain mu di Halliburton. léegi nag jëli nañu ay nit bitim réew yu xarañoon ci loolu mais yàlla defal nañu sutura Sénégalais yi fii ñoo ko fay ñoo indi stratégie bi ñoo ko fay ñu mat a tiré chapeau la ñu expertise locale sénégalais yi ñoom vraiment ñu mat a sant lañu ñu mat a gërëm lañu parce que am nañ Pastef ak fulla ak fayda ak xarañte ba li américains yi mënul ñoom ñu def ko. expertise locale bu Forteza ay techniciens yoo xam ne ay sénégalais lañ donte ci jàng amuñu ko mais seen expérience depuis bi Forteza tàmbalee ñooñu ay ouvrier lañu woon. di ay soudeur ak yeneen nekkoon fi ak tunisien ingénieurs yi nga xam ne ñoo tàmbale woon Forteza expérience bi ñu am noonu capitaliser nañ ko ba tey puits bi ni mu doon tàkkee ñoom ñu xalaat ci pexe ne bu ñu defee lii ak lii ak lii dana ko fay. bon fi mu toll nii nag gaz baa ngi continuer di génn wante faaw nag ca na mu gën a gaawee ñu trouver stratégie boo xam ne dana ko mën a fatt. des ba léegi diwaanu Kees waaye ca beneen dëkk mu di Diogo ma nga ca commune bu Daaru Xuddos département bu Kees dëkk la boo xam ne boo ko tuddee xel dem ci mbayum supame la ñuy bay ci supame dafay bari kaar macha allah jamono ji sax lu fa yomb la ndax nee nañu saakoob supame bi mi ngi jar juróomi téeméer du loolu rek la ñu yombale ne muy carotte di tamaate njamb bi nag gis nañ ne lu fa yomb la jafe-jafe yi mooy bàyyi nañ ko ba pare gisuñu ku ko jënd ndax yëf yi du yàqu ci seen i loxo lii mooy li ñuy tiit tax ñu bëgg ku leen ci dimbali Cheikh Anta Diop. fii ci Diogo da ngay xool fu sa bët yam ay hectares yi tool ñu fay bay supame carotte ak i légumes ñu gis ne ren jii de supame dafa tuuru mi ngi ci biir tool yi kenn mënu koo jaay yu ci bëri yàqu na yi ci des ñu ngi koy wëggee jur gi. saa bi saaku carotte ñu ngi koy jaay 2500 ay 2000 saaku supame 2000 francs man sama jur yi sax instant bi ci laa leen di xontu. daan jar ay 12000 ba ay 15000 francs 20000 instant bi nii rek sama téléphone mi ngi sonné message boo xam ni waa banque ñoo may message pour xaalis moo fa jëloon ñu ma koy rappel xanaa kay ñoom ñu jàppale ñu rek bu ko defee ñu arrêté bato bi parce que supame Maroc mi ngi dugg Sénégal carotte kii bi mi ngi France mi ngi dugg si. bagage bi fi mu ne mi ngi fiy yàqu ci sunuy loxo fi mu ne loo fi indi wàcc nga lu ni toll ca tool ya ndax yàqu gu métti Diogo daal fi ne sonn nañu lool fu coono dee am àgg na fi kon nañu nu dimbali te yàlla tax ba nu mën a jaay bagage bi. ñu gis ne nag gàllankoor yu bëri nag dem na ci mbay mi ren ji ba tax na ki nga xamante ne moom mooy Vieux Ba di producteur ne nag jafe-jafe yi li ko waral bokk na ci ñàkk taxaw gi nga xamante ne nguur gi am na ko ci baykatu dër yi. zone des Niayes su particulièrement la zone de Diogo ak li ko wër ñoo confronté ci ay difficultés yoo nga xam ne marché d'abord de toute la zone des Niayes amul benn chambre froide boo nga xam ne état construire na ko dafa mel ni les agricultures horticoles boolewul leen ci wàllu agriculture gerte gi rek la ñuy wax subvention duñ ko gis tracteur duñ ko gis mel ni ñun dañuy ay sénégalais à part. ñu gis ne nag fii ci Diogo toolu légumes yi bari na lool daanaka lépp a ñorandoo waaye baykat yi fii ñu ngi sàkku nag ci nguur gi mu indi leen ay chambre froide bërëb yoo xamante ni daañu fa mën a denc légumes yi juróom benn weer lu teg te lu yàqu. wàllu tàggat yaram football ak qualification CAN 2022 Sénégal football na tey jii ak Congo Brazzaville ndam demul dikkul kenn dugalul sa morom dara waaye match bi nag am na ñaar ñu ca ràññee ci ñoo xamante ne ji ñoo ngi soog a tàmbali footballal Sénégal mu di Abou Diallo ak ki nga xamante ne ji moo di Pape Matar Sarr am na ñeneen ñu ca ràññee ko Cheikh Sadibou Diarra. mooy défense à 3. 3-5-2 système bu bees ñetti gaynde yu wees door jongante bi. wante dara soppeekuwul Sénégal wanewul lu bëri ci biir terrain bi teem boobu kenn dugalul dara la jëlee ca Congo. su ñu xoolee système bu bees bi mooy défense à 3 axiaux mais bon lu ñu mën a wax ne affaire bi doxul noonu quoi doxul noonu lu ñu doon xaar moom ñëwagul c'est-à-dire jeu bi si kii bi ça veut dire que lien yi si jeu bi quoi loolu gisaguñu ko mais boo xoolee bu baax si loolu soo ko génnee défense à 3 kii bi équipe bi assimilé wu ko torop xamoon nañ ne jéemoon na ko def si après éliminatoire coupe du monde yi mais bàyyoon na ko jéem na ko def tey tam doxul nu mu naree doxee maintenant la ñuy xaar est-ce que dina ko reprendre ou pas contre Eswatini xamuñu ko. ci li joueurs yi wane ku ci nekk ñi doon door indi nañ satisfaction wute ak ñi yàgg ci équipe bi
Abdou Diallo défenseur bi la vraiment joxe na bu baax wane na ne am na place am si équipe bi wane na ne recrue bu baax la si équipe nationale Sénégal Pape Matar Sarr dañ ko doon xaar si domaine boo xam ne Sénégal bon dafa yàgg am problème mooy créer benn lien entre milieu bi ak attaque bi jéem na ko def xale bu ndaw la mais tey daal lu mu def daal dal na xel man daal dal na sama xel te ñuy xaar si kanam lu muy def mais franchement tey moom su ma naree am génnee ay satisfaction si équipe Sénégal ñaari jour la fondamentalement mooy Abdou Diallo si défense bi ak Pape Matar Sarr si milieu. gaynde yi ñi ngi des di bañ a ñàkk nërmeelu ci groupe I bi am nañu ñetti fan ngir defaru ba jeexal éliminatoire CAN 2022 yi ak ndam ci kanamu Eswatini talaate bii di ñëw. groupe I boobee Eswatini football na ca ak Guinée-Bissau moom moo ko dóor ñetti bal ci benn. ba tey des ci jongante bi nga xamante ne ji kon Sénégal football na ko ak système de jeu bi mu indee tey jile sélectionneur bi entraîneur bi Aliou Cissé moo doxalee noone ci gis-gisu ki nga xamante ni moo di directeur technique bu Ñaari Tali di Badara Sarr gis na ne daal lu aju ci ñi mu tànn ngir ñu footballal ko attaque moom àndu ci fan la ko teg ñu déglu ko moom Badara Sarr ci micro Cheikh Sadibou Diarra. 3-5-2 nag nekkul système bu yomb a assimiler animation bi. muy défensivement ak offensivement nekkul lu yomb daal te tey jii soo dee xool ci ñetti fan wala ñaari fan munoo ci liggéey boo xamante ni mun na def ba animation bi offensivement wala défensivement d'un système mu taxaw ci te nag loolu la ñu gis ci match bi. ku mel ni Sadio Mané ak Diao Baldé Keita bi nga xamante ni ñoo doon jouer en pointe. nekkuñu ay joueurs yoo xamante ni ay joueurs axiaux lañu parce que nekkuñu ay point d'ancrage comme on dit ñoo xamante ni tey ci système bu mel noonu di nga am benn point d'ancrage ak kenn koo xamante ni dañuy jouer ci profondeur bi ci vitesse bi mais tey jii ñoom ñaar ñi ñëpp ay joueurs de couloir lañ leen xamee muy seen club muy ci biir sélection bi donc loolu tey jii yooyu yëpp nekkoon na ay problèmes yoo xamante ni. moo taxoon système bi mënul woon a huiler bu baax a baax. leneen ci wàllu xibaar ñu waxtaanee ko mu di école normale William Ponty tey dañ leen xamale ak moom di école boo xamante ne ji ci jamono ji tubaab yi nekk ci Afrique mu di jamono yu colonial lu bari ci ay cadre Afrique francophone fi dañ leen tàggate am na sax fële ca IFAN ñoo xamante ne ji ay kilifa lañ jànge fa seeni kaye ma nga fa ñu denc ba léegi Ibou Diouf Amadou Ba. école William Ponty ñu sos ko fii ci Sénégal ngir tàggat jàngalekat yi waroon wutu tubaab bi fi nekkoon ci ay jamono école boobee ñu ngi ko sos ci atum 1903 foofee ca Saint-Louis ci turu école normale des instituteurs laata mu doon école fédérale ci atum 1907 atum 1913 lañ ko toxal ca Gorée mu nekk fa ba bi muy dem fi nga xamante ne mooy Sébikotane atum 1938 nekk fa ba ci atum 1965 ci atum 1983 lañ koy yóbbu Thiès loolu rek di firndeel taxawaay bi nga xamante ne école boobee amoon na ko gannaaw ba mu tàggatee ay kilifa yu mag fii ci Afrique sowu jant. mën nañu citer premier président de la République bu Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny premier président du Niger Amady Diori sunu président sunu troisième président Abdoulaye Wade ay professeur de lettres ay homme de culture ñoom ñëpp dañu def Ponty. bokk na ci li des tey firndeel taxawaay bi nga xamante ne école normale William Ponty amoon na ko kay yi ngeen di gis mu bokk ci li nga xamante ne fa jaar bàyyil nañ ko génération yi fi nekk. ñu ngi commencé di leen instaurer en 1933 donc élèves yi bu ñu doon jàng ba troisième année comme li xew ni léegi ak master yi donc. pour am seen diplôme en troisième année dañ leen doon obligé ñu présenter ay mémoire te buñ ko doon traité ñoom dañuy dellu fi ñu dëkk. am na ci ñu wax ci gént ci seen réew ci seen village boo jëlee ku mel ni l'éminent juge Kéba Mbaye bind na ci Mbossé nga xam ni lu am solo la ci Kaolack nga jël ko professeur Assane Seck bind na ci lekkin ñu ngi koy jëfandikoo ci Casamance yu ci bari. kay yi ngeen di gis nag boo demee fi nga xamante ne mooy IFAN te mu nekk ci université Cheikh Anta Diop ñu ngi def kéemtalaay kàttan ngir sàmm ko li ñu bëgg mooy ñu gën fa yàgg ba askan wi tamit mën ko jëfandikoo. 20h xibaaru tubaab yi ak Astou Mbène Thioub yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm.